Bass Thioung deful loolu waaye nag Bass Thioung dafa bàyyi Prince Art bàyyi Wally Ballago Seck daa di dem Matar Subatel te Matar Subatel buñ koy wax mooy Pape Diouf te ñëpp xam nañ Pape Diouf ak Wally Seck gars yi nañu wax dëgg neexawuñu woon noonu ñëpp tufli nag boo moytul bu yàggee di nga tooy te gisaguñu Bass Thioung mu génn daal di ci wax Sidi Diop tamit Sidi Diop manager am daf fi génnoon dal ko manager bu ñuy wax Baye Zal Sidi Diop dafa fanaan fay location fayul dara ba pare mu dem ci grand théâtre boobu ñu seppi ko ne ko kii da lay sëriñtu bul jël micro bi la Baye Zal jox bu ko woyee jëlal micro Youssou Ndour Bass Thioung mii nag li tax ma ne ndax dafa am problème ak Wally Seck mooy Wally Seck nan lay defee esplanade benn audio am na benn audio bu fi génnoon ku ñu ne baatu Pape Diouf la xam nga muy jëw Wally Seck ci la Pape Diouf wax je demande à mon jeune frère Wally Ballago Seck de venir me rejoindre sur scène parce que nee na bu Wally Seck ñëwoon rek dinaa ko toroxal man la monsieur Cheikh encore une fois mais il faut ngeen di abonné il faut ngeen di like il faut ngeen di partager comme ça affaire yi gën ma encouragé affaire yi gën a neex jaajëf Numero uno, number one, Wally number one. jaajëfatee sama gars yi bon man la monsieur Cheikh tey dama ñëw bëgg leen defal benn vidéo diggante Bass Thioung ak Wally Seck lan moo ci am est-ce que dañoo seq jàmm wala dañoo bàyyante ndax dañoo dégg ñu ne Bass Thioung léegi ci Subatel la signé léegi tamit dañuy bëgg a laaj lan moo xew diggante Sidi Diop ak manager aussi wax ne Sidi Diop moom tamit dafa génn mu wax ne ci Matar Subatel la signé bon Bass Thioung booy HLM man HLM laa dëkk ñoo bokk koñ kon ñun amuñu dara lu ñuy njëkk wax lu dul wax rek ne ñun dañoo fier ci booy bi ndax HLM wax dëgg bëgg nañu am benn star xam nga musical te Bass Thioung wax dëgg sigil na HLM sigil na waa Médina star la mais dañoo gis tamit ñaari nit génn di ko dal yu metti kenn ku ñuy wax Pape Mbaye koo xam ne dafa ne xaritam la woon xam nga mu génn di dal Bass Thioung comme quoi Bass Thioung daf ko wor parewuñu fa ñu gis keneen koo xam ne dafa mel ne manager am la woon ku tudd Kara Moto defe naa moom la ñu wax ne moom la tudd moom it mu génn di dal ci Bass Thioung wax ne Bass Thioung moom daf ko utal publicité 2,5 millions mais après Bass Thioung daf ko wor ndax da koy woo téléphone du ko gis 2,5 millions yi daal dafa mel ne loolu mooy yàq seen diggante loolu nag man ba mu ko déggee dama ne lii doy na waar ndax milieu showbiz warante bi dafa metti te lii daf ñuy rappeler problème bi Sidi Diop amoon ak Wally Seck xam nga ba Sidi Diop Wally Seck daf ko fi jàppale woon ndeysaan yëgal ko Vogue wax ko yow yaay borom Géejawaay pourquoi pas Ndakaaru wax benn xaritam ndeysaan benn fansam mu may Sidi Diop xaalis mais après gis nañ Sidi Diop moom it dem defe naa ravin la dem génn di dal ci Wally Seck kon dafa mel ne daal parce que foofu la doon waxee Wally Seck te ngaa dem sa yoon ma dem sama yoon xanaa dama lay tere nelaw génn benn son fans Wally Seck yu bëri rek daal di mer léegi tamit ñun dañoo gis ne Bass Thioung ay temps daf fi moog Wally Seck wax dëgg dama gis Wally Seck di ko defal promotion franchement man gis naa ko mu yéeg ci penc ma ndeysaan ñamaxi foofu laa ko njëkk a déggee Wally Seck bàyyi leen moom ak Boy Fadel Wally Seck taxaw ndeysaan di ree wan leen ne da leen fan Boy Fadel di fecc tawul si ngom comprendre nga man nag vraiment loolu daf ma touché woon quoi parce que dama ne vraiment Wally Seck avant tout musicien la mais avant tout c'est un fan kon nag Wally Seck sax après dafa leen waroon yóbbu Londres defe naa le 6 avril la woon xaw ma dafa leen waroon yóbbu xaw ma le 6 juin daaw 2019 dafa leen waroon yóbbu Londres après bu ñu jógee Londres ñu dem Grand Théâtre mais malheureusement defe naa loolu mujjul antu gisoon nañ sax ñoom ñu def benn publicité defe naa ñoom suñ benn studio lañ nekkoon xaw ma kër Wally lañ ko xam fu ñu nekkoon daal moom ak Khady Niang defe naa Khady Niang la tudd xale boobu Khady Niang Zezel ak Fadel bi ma leen di wax ba fecckat bi ñuy wax ci Londres bi affaire yooyu kon Bass Thioung wax dëgg jege woon na Wally Seck waaye nag daaw man ba ma nekkee Sénégal dem fi génn benn vidéo
may laaj ndax Bass Thioung dafa bàyyi Wally Seck wala ndax dañu am problème man nag youtubeur laa HLM laa dëkk xam nga man bàyyiwuma kenn HLM laa dëkk c'est vrai que nag booy Bass Thioung sama boy la parce que HLM la dëkk dama koy considérer que sama boy waaye damay analyser sans parti pris damay laaj rek yu ci bëri sax wóoruma mais damay laaj ndax man dama toog ba si yàgg ma ne est-ce que Bass Thioung ak Wally Seck est-ce que dañu am problème dama fi génne woon benn vidéo ma ne est-ce que Bass Thioung a trahi Wally Seck ndax li ma ci jaaxal mooy esplanade Wally Seck bu daaw bi ah mais gisuñu fa Bass Thioung gisuñu ko fa man nag loolu ba mu amee daf maa jaaxal trop ba pare foiru Youssou Ndour ba ñu gis fa Bass Thioung loolu daf ma jaaxal ba ma génne woon ci benn vidéo ma ne booy Bass Thioung na def attention parce que ay temps dañ ko doon laaj sax ndax yow ndax da ngaa bëgg dem Prince Art wala demoo Prince Art ndax dañ ko gis muy dem seen petit gàlle xam nga jege ñoom fas ñoom Youssou Ndour affaire yooyu Prince Art nit ñi commencé du wax ndax seen petit gàlle ñëpp xam ne ne Ngóoru Ndour fa nekk n'est-ce pas te bu ñuy wax Ngóoru Ndour dañuy waxaale Prince Art yaa may dégg bon loolu sax dara nekk su parce que Bass Thioung Wally Seck moomul Bass Thioung waaye ñun li ñu jaaxaloon rek mooy nit ñi doon wax day waaj a dem Prince Art moom ñu laaj ko mu ne demul Prince Art bu ko nit soxlaa day dem liggéey ak moom te loolu sax ñun mën nañ comprendre loolu waaye man dama génnoon benn vidéo ma jox ko conseil ma ne ko Bass Thioung Wally Seck man de su ma doon yow ci Wally Seck laay dem ndax man mii de wax dëgg man de su ma xamee Bass Thioung dëgg Wally Seck bokk na ci tax ma gën ko xam c'est vrai que kon yees bi moo ko lancé xam nga moom sax gis naa benn waay ji ma lay wax ku tudd Kara moto moom nee na danañ jaay ay moto bàyyi jaay moto yi tëj butigam rien que pour topp ci di jàppale booy Bass Thioung utal ko publicité Bass Thioung daal di ko war jéggatu ko moom it mu téye boppam xam nga loolu tamit buñ la koy waxal te loolu waa ji ba mu ko waxee léegi yàggul sax matul sax une semaine. toogaat tuuti beneen waa ji tudd Pape Niang moom nee na xaritu Bass Thioung la woon ñoo daan Bass Thioung da ka daan yee billaahi kañ ñu dem studio la ko daan wax avant muy siiw waaye nee na Bass Thioung dafa siiw rek daal di ko zappé waaw ku ñëpp dufli nag boo moytuwul bu yàggee di nga tooy te gisaguñu Bass Thioung mu génn daal di ci wax Sidi Diop tamit Sidi Diop manager bi ci génnoon dal ko manager bu ñuy wax Baye Zal loolu def naa ci vidéo ba ma nekkee Sénégal man Mister Shake su may wax dama bëgg gars yi ngeen may déglu ndax fii ba may wax ne Sidi Diop ak manager am dañu amoon problème ndax le 10 janvier bii rek 2010 Sidi Diop di def grand théâtre manager am ñëw Baye Zal daal di bàyyi ne man bàyyi naa Sidi Diop dootuma nekk manager Sidi Diop ci même jour yow nan la nit di xewalee jour bés bu rëy yow nga ñëw nga ne da ngeen bàyyante ci laa ne nag ndax man damay analyser ñaan ñii dañoo am problème mais Baye Zal bëgguloon yàq fête bi moo tax waxul dara mais man damaa génn vidéo ma ne Baye Zal ak Sidi Diop dañaa am problème mbaa di Sidi Diop daf ko war su may wax nag nit ñi bëri di ma xas yenn fans yi Sidi Diop bi di ma attaque man youtubeur laa man dama leen di utal ay xibaar damay analyser te l'histoire me donne raison la plupart du temps l'histoire me donne raison et l'histoire m'a donné raison ndax après gis nga weer bële passé xaw ma 2 mois ci la Baye Zal génn nag daal di def lu ñuy tuddee jëfru ngeen baal ma parce que dafa sës daal di wax génn ay papier wax ne Sidi Diop dafa ko war moom moo doon héberger Sidi Diop 1 an ci këram Sidi Diop dafa fanaan fay location fayul dara ba pare mu dem ci grand théâtre boobu ñu seppi ko ne ko kii da lay sëriñtu bul jël micro bi la Baye Zal jox bu ko woyee jëlal micro Youssou Ndour waaye bañ demee ba ci biir micro Youssou Ndour yàqu bu dul woon bi micro Baye Zal ba kon soirée bi fiasco lay doon ci loolu nag ba mu jógee foofu si le 11 si suba si la Sidi Diop génn ay bagages am kër Baye Zal ndax xam naa Baye Zal daf na ko da ngay dem waaw ndax Baye Zal di la liggéeyal di la utal contrat nee na maa la utal contrat 6 millions nga dem jënd ci oto xaw ma lan patiti patata mais man bu ma leen di wax dama bëgg ngeen may gëm Bass Thioung mii nag li tax ma ne ndax dafa am problème ak Wally Seck mooy Wally Seck nan lay defee esplanade esplanade nga xam ne mooy concert bi gën a rëy ci Wally Seck Dakar booy xool Wally Seck di ko fa def gisuñu fa Bass Thioung defe naa bañ ko laajee dafa ne xëy na dafa jàppoon ci patata man loolu mënu ma ko woon gëm ñu toogaat tuuti Youssou Ndour di def foire ba ñu gis fa Bass Thioung kon nag loolu daf ñu moo taxoon sax ma ne est-ce que Bass Thioung dafa bëgg dem Prince Art ci laa ne Bass Thioung
man booy HLM laa yow booy HLM nga bul dugg Prince Art ndax ñëpp xam nañu Prince Art boo fa demee ñoom lu ñuy liggéey dafa yéex mën nga toog 5 ans gaare ana Abdouraas ana Abdou Thioubalo bëri na même Pape Birahim boo xoolee carrière temps yi dafa xaw a glacé tuuti xam nga mais heureusement Bass Thioung deful loolu waaye nag Bass Thioung dafa bàyyi Prince Art bàyyi Wally Ballago Seck daal di dem Matar Subatel te Matar Subatel buñ koy wax mooy Pape Diouf te ñëpp xam nañ ne Pape Diouf ak Wally Seck gars yi nañu waxante dëgg neexawuñu woon noonu xanaa sax ci corona bi la leen Balla Gaye defe naa mujj jubóole te dalee leen jubóo boobu day des ndax bu leen fàtte ne Pape Diouf génnoon na fi benn audio am na benn audio bi fi génnoon ku ñu ne baatu Pape Diouf la xam nga muy jëw Wally Seck di wax naan Wally Seck dañ ne mooy ba ñuy def face à face boobu Balla Gaye ak kan la woon Modou Lo ba ñuy def naan Balla Gaye Modou Lo la ba ñuy def face à face bi ci la Pape Diouf wax je demande à mon jeune frère Wally Ballago Seck de venir me rejoindre sur scène parce que nee na bu Wally Seck ñëwoon rek dinaa ko toroxal dinaa largué ay octave loolu dafa bëggoon wane ne dafa bëggoon Wally ñëw moom mu taxaw Wally taxaw ñu way bu ñëwee ñu xool ku dàq way nee na dafa ndoroon toroxal Wally Seck waaye dañ ne woon Pape Diouf la Pape Diouf génn na du moom ci la rakku Pape Diouf génn ñoom ñëpp nag daañu mer parce que tamit ñoom dañu yaakaar ne ñoom Wally Seck ñoom ñoo fuité ñoom ñoo génne audio boobu wax ji ne kur saaga yi xam nga tëkkonte bi am mais loolu yëpp boo gisee ma koy wax c'est parce que damay wax rek ne ñëpp xam nañ ne diggante Pape Diouf ak Wally Seck y a une rivalité parce que ñoom ñaar ñëpp ay star lañu xam nga Pape Diouf bu dul woon Wally Seck non bu dul woon Pape Diouf Wally Seck kon wax dëgg day raatale Sénégal amul woon benn opposition Wally Seck kan nga ko mënoon taxalee foofu Sénégal parce que ñoom Viviane ay jigéen nañ ay titi te ñoom sax Wally Seck da leen raw Pape Diouf rek ba mu nekk Prince Art moo fi tëkkuwoon Wally Seck def Bercy Pape Diouf def Bercy comprendre nga waaw kon nag bu ñu gisee Bass Thioung dem bokk ci ñoom Pape Diouf Matar Subatel mooy Pape Diouf ndax Matar Subatel moo yóbbu woon Pape Diouf fële Bercy bu rëy boobu Bercy Wally Seck tamit dafa rëy kon loolu dafay wane ne Bass Thioung wax dëgg dafa il a choisi son camp Bass Thioung wane ne fu mu far moom wane na léegi fële laa far ci ñoom Pape Diouf laa far xëy na nag du question dafa contre Wally Seck ndax tamit showbiz moo doy waar c'est un milieu impitoyable milieu boo xam ne boo dof loo rek dañ lay sacrifier ndax bu ñu gisee Pape Mbaye mi nga xam ne dafa ne xaritu Bass Thioung la Bass Thioung def ko ni mu ko def Pape Mbaye moo wax nee na léegi day woo Bass Thioung du ko jot da ngay dem studio demuma studio yooyu lañ doon wax ñoom ñaar moom ak keneen ke Kara loolu lañ doon wax nee na Bass Thioung dañ koy woo Bass Thioung daal da leen zappé yow na la lu nit utalee publicité 2 millions 500 sax dafa naa la wax publicité 2 millions 500 nit ki moo la ko utal après ci loolu nga zappé ko gisul xaalis bi gisul dara bokkutul sax sa staff te waajooju nee na bu Bass Thioung siwee yàlla ak moom moo tax mu siw parce que mi ngi expliqué son yi ba ñuy génn ñuy dem ci benn studio mu yàqu ñu demaat ci beneen studio Baba Amdi ak yooyu yëpp ñu wax ko fa moom ci boppam moom moo fexe ba combat Ama Baldé xaw ma kan mu woo benn waajoo xam ne Prince Art la nekk mu ne ko dama bëgg Bass Thioung def playback même boo ñu fayul sax garaawul Bass Thioung ba mu defee playback Cognaise bu foofu nag la tàkkee ndax stade nañu waxante dëgg stade bu fees dell nga def Cognaise ñoom kii nekk fa di def Cognaise maa ngi rappelé sax defe naa kii Lamine Samba génnoon naa benn vidéo di xam Lamine Samba dafay yab nit ñi nekk ci stade bi di def Cognaise noonu moo taw son noonu affaire yooyu maa ngi rappelé mais xaw ma woon ne loolu moo lancé booy Bass Thioung kon waa ji Kara nee na moom moo toppatoo loolu yëpp Bass Thioung dem ba ci biir daal di ko zappé loolu nag moo tax ma ne est-ce que Bass Thioung tamit dafa am problème ak Wally Seck ndax Bass Thioung man dama ko daan suivre moom ak booy Fadel mais jékki naa gisutuma Fadel ànd ak Bass Thioung xëy na nag côté boobu man maa juum waaw mais damay laaj yéen sama abonné yu bëri yéen xam ngeen est-ce que booy Fadel mi ngi ànd ak Bass Thioung ba léegi est-ce que Khady Niang Zeuzeul xale bu mën a fecc boobu Khady Niang Zeuzeul est-ce que mi ngi ànd ak Bass Thioung ba léegi li tax may wax lii mooy gis nga say nitu démb dafa baax ci nit Sidi Diop tamit loolu lañ koy reproché ndax Baye Zal li mu daj ci Sidi Diop yëpp Sidi Diop daal di ko def li mu def
Sidi nag léegi man newoon naa leen Sidi dootul ko dégg mu wax waxuma leen ko dama bëgg Mister Shake buy wax bu leen di jox defal ay analyse ngeen may déglu ba ma newoon naa leen Baye Zale li mu génn wax ak génn ay papier Sidi Diop dootul ŋaang parce que nee na ko boo waxatee dinaa génne audio yi laay génne audio yi ndax Baye Zale dafa génne contrat yi yow maa la njëkk utal contrat 6 millions maa la njëkk defal li maa la héberger nga xëy di wax man conteneur bi ma wàccee Baye Zale dafa wàcce benn conteneur Sidi Diop ne ci xaalisu musique bi ci la Baye Zale daal di détourné ci li ñu wax ci la Baye Zale wax Sidi Diop nag gis naa ñu interviewé ko léegi wax ju rafet rek la wax Baye Zale sama mag la même bu dee benn fan sax liggéeyal na ma man du ma wax loolu xam nga mi ngi ci li mu nekk ma nekk ci li ma nekk loolu moom wax ju rafet la mais waxoon naa leen Sidi Diop dootul wax je vous l'avais dit man bu ma leen di wax dama bëgg ngeen may gëm fii laa fi nekkoon ay temps di wax Pape Diouf dafa bàyyi Prince Art Pape Diouf dafa bàyyi Prince Art Pape Diouf day waaj a bàyyi Prince Art ñëpp ñu bëri di ma dal même sama xarit sax buur géwal nga xam ne ci Pape Diouf la nekk sama xarit la léegi mais moom ci boppam génn duggoon na sama page Facebook di ma dal mais man gisoon naa ne Pape Diouf day waaj a génn Prince Art man damay analyser man Sénégal la rek damay analyser dem nañ ba ci biir Pape Diouf génn Prince Art te gis nga ba mu génn Prince Art léegi nu mu mel ñu dem ba TFM mu fay def benn émission moo Pape Cheikh Diallo mu am ay problème ci direct bi ba Boucher Ketchup sax génn wax fi ay wax yu doy waar bu ma leen di wax dama bëgg ngeen may dégg bon man nag li may wax nii damay wax rek ne Bass Thioung bi yow def attention parce que ay nit ñu ngi génn di dal ci kawam booy HLM la nag ñun dañ koy supporter star la ndax ku am ñamax-ñamaxe bi nga xam ne Wally Seck bokk na si ñu ko publicité ñamax-ñamaxe bi am 5 millions de vues waaw ak am na beneen ci biir bi am 4 millions defe naa 500 000 vues kon booy bi egsi na di def ay publicité 2 millions 500 loolu damaa ngi koy doog a dégg waa ji nee na moo ko utal kon booy bi egsi na Matar Subatel bi muy liggéeyal ndaanaan la egsi na mais li ñuy wax rek mooy na fàttaliku démbam moom ak Wally Seck comprendre na fàttaliku démbam moom ak Wally Seck mais loolu nag dina jafe parce que boo nekkee ci benn milieu boo xam ne ñoom Pape Diouf la ñu àndal parce que kii wax na ko Sidi Diop wax na ko Pape Diouf mooy seen xalif général waxul xalif général mais mooy seen jiit daal xam nga kon nag bu est-ce que léegi Sidi kon mën nañu yaakaar ne Bass Thioung est-ce que di nga ko gis muy dem ci penc ma wala muy dem ci ñoom Wally Seck ñun foofu la ñuy waxee bon lii benn analyse rek bu moo def accusé wu ma nag Bass Thioung dara dama poser rek ay question ndax moog Wally Seck dañu amoon problème parce que dañu gis ne depuis Londres ba ñu waree dem Londres demuñu est-ce que du foofu la problème yi amee je sais pas xaw ma mais en tout cas ñaari nit génn na ñu ko jege di ko dal gisutuma xaw ma ndax mi ngi ànd ak Khady Niang Zezel ba léegi xaw ma ndax mi ngi ànd ak Boy Fadel ba léegi mais daal ñun ni ñu koy wax rek mooy ne def très attention parce que nit ñi ñuy génn di wax ay wax yu ñaaw ci moom comme quoi moom traître la warkat la voilà lii benn analyse la rek bu mu la bëggoon def gars yi jaajëf ba beneen yoon